Today we are in Banjul, the capital city of the Gambia, the most lovely city in Africa. So today we are here to explore Banjul to the higher level, at the city of all, the city of every citizen, the land of every citizen. Banjul was called Banjulo, from Banjulo to Batos, from Batos to Banjul, which is the most amusing city in Africa, because it's the only capital city which is surrounded, the half side is surrounded by the Atlantic Ocean, and the other half side is surrounded by River Gambia, the one and the wonderful, amusing, the best city in Africa. And Nice Gambia is ever ready to move all over the cities of Africa, the capitals of Africa, to show out the love and the movement in the capital cities of Africa. Today we are in Banjul, the capital city that we have to show out there today. Africa. We show that Africa is the most peaceful country. As we said, for the Gambia today and for Africa tomorrow, we stand, we strive, we work and pray that all may live in unity. Yes, that's our number one fan, the Banjul capital city. Salute. Kachikali Bambo, salute to yourself and salute to every subscriber in here and out there, joining hand to Nice Gambia, to see Nice Gambia going around the world globally. So salute to people in Germany, London, Sweden, and Africa, the heart that we are exploring. So Dr. Ranks. Yeah, Dr. Yes, well, lucky we're moving towards the Albert Market. We are just next after the Makati Square. So right now we are moving towards the Albert Market in Banjul. It's just 3 days ago, Gambia, we just celebrated the independence of the Gambia, which is 59 years, right? And Gambia, they have their freedom from the British, and they were colonizers, they ruled us for more than 400 years ago, and now Gambia have their voice, they have their power, and now we see it, we are legend in Africa, because nowadays we are celebrating our own independence, freedom from British. So love and unity that we got to see all over Africa. So right now, as we said, we are ready to explore Banjul. So stay tuned and focus. It will be the first video. But right now, from there, we also have another amazing video. In case when you are new to the platform, I urge you, invite you, basically like the video, share it, subscribe, and then make sure every citizen or every Gambian or every black who are out there to subscribe. As we always calling our people who are in there and out there and to repatriate to the motherland, the sweet land, the greater land, and the land of liberty. Invest in Africa, develop in Africa, because Banjul is the city of light. The city of light. The city of light, as you can see, the city of peace, unity, love. So for real. Yeah. So it's unity. Yeah, Banjul, people of Banjul are very nice. They are very friendly. Likewise, as the Gambians, they are very humble and friendly. So as well as we see, right, Banjul is in Nyomi. Nyomi is in okay. As we say, Banjul is in Nyomi, and then Banjul is the capital, the first capital city of the Gambia. The second capital city of the Gambia is Makati, Janjanbureh. It's also an island. Sure. And then the third capital city of the Gambia is Basse. Basse. The fourth capital city of the Gambia is Biam. Biam. So as we said, it's all about our nation, exploring the nation. And then also we can meet people who are walking around, interview them, ask them about Banjul, and they will tell us a little bit about Banjul, maybe stuff that we don't know well before. Sure. And well, we will meet some people who are elderly people, and then we ask them, about Banjul, how did they see Banjul, how Banjul is, because they've been living here for so many years, some of them born and grow in here, so they will have more experience in Banjul than us. Sure. Yeah. Right now we are at the Albert Market in Banjul.
Banjul. So here around the market, in it. Yeah. Yeah, in the market, in it. Market, the Albert Market. The Albert Market. Yeah. Yes, businesses in the Gambia. I think it was, The outside, at least. No parking car. Lot of parkers. Banjul City. You can see a lot of youths are into business, and then you can see elderly people also are in business. You can see people sitting around there, sub dough, chatting, having some beautiful time. Some people are going for work on different mission, and people come from different locations to Banjul, the capital city, and people cross from Nyomi, Esau Bara, Albadar. People come from Senegal, cross to Banjul, capital city, and then they find out their way to Serakunda, Combos, And like when we are saying Combos, Banjul is not in Combo, Banjul is in Nyomi. I have to let the Gambian people to know that Banjul, the capital city of the Gambia, it is not in Combos, it is in Nyomi. So in case when you never know, or you never knew about that, or you never learn about that, I invite you all to see this idea or this knowledge to people in case of for the young generation or for the futures of tomorrow. That Banjul is not in Combo, but Banjul is in Nyomi, and only land. It's a land also that British, they were fighting to rule and control. You know what I mean? Yeah. And the name Bados was given to the Gambia by the British. By the British people. That was in 400 years ago. Yeah. And then from Batos, because they want to, the time they came here, Banjul was called at Bangjulo. So this Bangjulo, British cannot pronounce the word Bangjulo, and then now they said Batos. Now from Batos, some of our elders or some of our grandparents, they cannot also pronounce the word Batos, and now they say Banjul. It now become called Banjul. It's a wonderful name. And this road we are taking can lead you to the ferry. Yes. Yeah, to the terminal. Yeah. Whereby you can cross and see yourself to the other side of the Gambia. Your countryside. So. Most of the people living in Banjul, most of them are from Nyomi. Yeah. Some people come from Senegal. That's the real history. And Banjul was full of with mangroves, mangrove swamps, and full of with alligators. Full of with animals in those days. Is full of palm trees. Full of freedom tree. You see, that's a freedom tree. And now become a capital. Yeah, capital. But I have to rebel our people mind that the other half side of the capital, it is surrounded by River Gambia, and it is the only capital with its, the river and the ocean connect. So
You believe that? Yeah, yeah. So, In case when you never knew before, because the social and environmental study never taught us that before. so, That's ACS. so. You understand? So, So that's why Nice Gambia are here today to share knowledge or to share ideas, with people. And in case if you know something about Banjul that we don't know, you can simply drop your comment, tell us a little bit about Banjul, and people pass through our comments and they read in case somebody or someone can pass through to know something, or if we are wrong, please rectify us. But we think we are in the right point. so for real, for real. For real, bro. Yeah. We'd like to meet some people, Yeah. elderly people, as you see earlier, Earlier. so And that then, they can tell us more about Banjul. the capital city. But I think you would say a lot of things about Banjul, and it's true. Yes, Yeah, the true you Salve give the Gospel. definition of Banjul already. I don't think that we need some other guy to tell us, about Banjul. We need people Yeah. because no man is perfect. So, man. No man is perfect. Even though the words are perfect, but we need also some perfect words from people because it's a global thing, Sure. and also the video will ever stay in the Nice Gambia platform. That will take a lot of people, and it will take a lot of young generation, and every president that's ruling, we have to remember that the State House is in Banjul, isn't it? So the Yeah. State House. And then we got Gambia High School. Sure. We have Muslim High School. We have the Minister's Office in Banjul, Minister of Education, Minister of Justice, and also we have a lot of things in Banjul. That's why I said we got to meet some elderly people, like this uncle that coming out, the oldest uncle, they are Banjul, as we can say. They will tell us more about, Banjul, though it's a history place, but So, Banjul is a history place. British in those years, they put their eye on the capital because it's something that the Gambian people have. It's a blessed land that people they don't know. Gambian people, they don't know, but it's a land that Afro-Gambian, we got to make a joining hand to say that we raise our capital city to the world. And the most amusing thing is when you come in the Banjul earlier in the morning, you see people sweeping the place in it. So right now, as from here, we got to start asking some of our elders. Even the youngest in it. so, We can ask them. Sosé di ko wax ne Tundo Binko waaw yaa Fatou. waaw Daabo Dabo. waaw may bàjjeni goxi Banjul Central Tundo Binko waaw loolu na ko Sosé waaw noonu na ko Sosé de ooyee ba pare ma bokk Paradise Foundation bokk seen groupe gi ñu ko ooyee bàjjeni gox tamit waaye ñoom axe bàjjen groupe la ñoom axe bàjjen lañ def boo ñëwee ci wàllu démba ute na tey lool démba lu ne yomba na man nag maa ngi am 64 years of age waaw xam nga loolu du tey boobu Banjul neexoon na nekkoon nañ benn kilifa yi buggante di dimbalante di diisoo di woon xale yi fan lañ war a teg seen tànkay ak fan lañ ko war a teggi waaw waaye tey xale boo oo tey di ko waxal dina la ne maire bi dafa bari problème te problème du ñun de du suñ yaay yi de ci suñ doom yi la ndax ñun dañ ne na doom yi jiitu ñun ñu toppa ci seen gannaaw ndax société boobu dina dem nga jur sa doom war laa élif yow nga war a élif sa doom war laa élif société boobu dina dem xam nga ne société boobu du dem de loolu moo ñu tardeloo ñu ñëwaat ci beneen loxo bi ñu ñëw si education factor bi waaw bu ñëwee si education bi bu ñu indiloon la amoon démba
moo ñu gënal tey éducation bi fi ñu ko yóbbu ñuy wax ne modern technology bi yóbbuwul suñ doom yi fen yóbbuwul ñu fen bu njëkk bi da ngaa dem ba primary 6 di nga mun a binda di nga mun a lifi read waaye léegi di nga dem ba jël sa grade 9 exam bi am na ñoo xam ne la mënuñoo read mënuñ laa wax ne lii mooy lii te mënuñ laa wax ne baaj bi lii suñ moto school gi lii la miin ndax loolu éducation la ba pare nga ñëwaat dëkk bi jamono éducation bi dafa amoon civic education ñu laa woon lan mooy sa wareef ci sa dëkka ak yow sa dëkka lan moo war ci moom pour yow waaye tey kenn xamu ko buñ toogatee nag dañ war a review educational system bi ni te IFA bi biñ ko review last one bi bu 2015 bi maa ngi ci bokkoon ñu ngi ko defoon Yundum College maa ngi ci bokkoon waaye beneen review bi bokkuma ci waaye am na yoo xam ne la dañ ko war a wàccee student yi moomu loolu boo jëlee xale nga ne ko corporal punishment warta am teacher warta dóor student am student lu ko neex la war a def kon fan la ñoo dem su boobaa nag jafe-jafe moo ñëw te jafe-jafe jooju moo ñëw tey ndi tey bu la sa teacher xoolee nga ne sa teacher daf la nopp lu la neex nga def si classe bi du la dóor du la def dara bu laa jàngal sax yaa ngi koo xool buti daf ma nopp dama ko nopp doo jànga waaw ñun bu njëkk bi ñun suñu système tooluñ foofu noonu suñu yaay sax mayuñu bët boobu noonu time boobu noonu ñi ñu mag ñoo ñooy dem dance waaye léegi da ngaa ne chill primary 4 student yi primary 4 mu ngi dem chill ba suba assignment buñ ko joxee sa doom du ko def dafa dem ñëw indil la ko te boo laalee suma doom ma ñëw ne la lu tax nga war a laal suma doom ndax loolu dëgg la loolu du dëgg du yóbbu suñ dëkk bi kanam ba pare respect bi dafa war a daw culture bi fi mu nekk ni dafa far dafa dee culture bi dañ ko war a indiwaat ñu ñëwaat ci lopitaan bi moom sant yàlla bañ amee lopitaan bu ñoo dem waaye fi mu nekk nii wax feeñ waaye daal ñun nag kenn duñu teree wax ndax dañ bokk ci dëkk bi dañ fi am wàlla bu fekkee ne garab amul lopitaan ñun mi nekk ci dëkk bi ñun ñoo war a booloo diisoo waxtaan seet naka la ñoo def di way forward waaw bu fekkee ne dañ bugg a teg benn aid box si boppi koñ bi ku romba dugal ci dalasi ku romba di dugal si tulaali ba ñun xëj na suñ lopitaan bi duñ mën a am garab yëpp yiñ bugg a de waaye dinañ am tuuti waaye yëpp duñ ko mën a teg ci gannaaw yi government bi minister of health man blame ma minister of health papaam bi moo nekk directeur mu ma fekk Banjul fii papaam dama xam ca lopitaan minister of health xamu ko ci lopitaan bi waaye ba léegi mag yiñ fi amoon ñi xam yëfi lopitaan bi ñi xam naka la dëkk bi di demee ñoo war a génn wone seen boppa ne ci Banjul lañ bokk ku ci nekk nga def sa devoir waaye yëpp mënuñ ko bàyyi nguur gi ne nguur gee ko war a def nguur gi xamuñ ñun ñu xamal leen waaye blame boo waxee ñu ne la nguur gi la du yóbbu dëkk bi kanam ñun ñoo war a doxal dëkk bi waaw doxal dëkk bi moom nguur gi la ak nit ñi waaw nguur gi ak nit ñi ñoo war a joxante loxo ñu doxal dëkk bi ñu tegee politique bi benn boor waaw ambiance bi moom ca démba ga na ko mag yi daan enjoyé ñun xale yi dañ ko misuse waaw mag yi dañ daan dem ci yoon ñëw ci yoon waaye ñun xale yi dañ ko misuse nit te xale yi léegi amul góor amul jigéen ñëppay laal jina baas ñëppay naan sàngara ñëppay tuux jàmba léegi nag suñ dëkk bi 5 years to come naka laa mel 5 years to come naka laa mel boo leen demee ci yéen a ngi reyante di dóorante butéel di def lu nekk ñun xamuñ woon loolu ñun dinañ dem dinañ enjoy suñ boppa te ñun bu ñoo def de du ñooy def ci ruxa yi de comme fil bu mag lañ amoon fa la ñoo dem ñëpp enjoy seen boppa ku ci nekk di gis sa morom waaw te boo génnee foofu noonu dangaa dox ñibbi sa kër te dara du la laal waaye léegi sañuloo dox boox sa baag bi te sa kalpe ni te war nañoo dimbale ci sécurité bi moom secondary matter la waaye man dama ne du secondary matter mooy number 1 priority pour ñun waaw sécurité waaw di te sécurité amatu ci dëkk bi boo seetee fan yi li ko dooree balaa décembre ba léegi ñaata nit lañ wax ne rey nañ leen te kenn mënu la wax ne kii moo rey kii benn rek lañ mun a wax mooy bi nekk bi amoon fii ci
Westfield benn boobu rek laa gis ne wax nañ ne diw moo rey diw waaye bu passé loolu gisaguma de déggaaguma li te say nekk maan ci internet bi di riib waaye déggaaguma koo xam ne da wax nañ ne téye nañ ko yóbbu nañ ko pour wax ko ne ko yow yaa def lii ak lii ak lii nañ ñu dimbale ci sécurité bi ñun loolu la ñoo appel ci gouvernement bi képp koo xam ne la nit a ngi dëkk sa kër te nga xam ne óoluwuloo ko demal nga joxe sa système mel ne diw de mu ngi dëkk suma kër waaye óoluwuma ko am na ñu bari ñun ci dëkk bi amuñ kayit dañoo dox ni mu leen neexee rek Gambian bi sax am na ñoo xam ne la biñ fi ñu ngi fi am nañ more than 25 years amuñ sa ID card amuñ kayiti juddu loolu yëpp dañ ko war a seet ñu mun a teg dëkk bi ci yoon bu dul loolu dëkk bi du tegu ci yoon ku amul kayit naka laa doxee ci dëkk boo daanoo dee kana laa identify loolu yëpp dañ ko war a seet ndi te dëkk bi ñun ñoo ko bokk ñun ñoo war a bokk xalaat bokk jubluwaay dëkk bi mun a dox waaw liggéey moom waxuñ ne liggéey bàyyi force la nguur gi war a jox liggéey du ñëpp a jànga waaye ñëpp mënuñoo am place amuñ sax office boobu noonu Amérique ñu gën a yaatu te amuñ ñëpp ñuy liggéey waaye nañ génn xale yi dem jàngi métier ñu mun a téendeku ci métier bi ndax booy wax yëfi métier dañ jee wax ne diw dafa bari wax daf ma xool daf ma tuutiloo daf ma nii dara melut ni métier dara melut ni métier man lu nekk man dinaa jaay saabu dinaa jaay diwlin dama dee génn dem def yenn artistic work yoo xam ne la craft work la te yëpp dama ko dee jaay pour am survival man musuma liggéey man maa ngi wàcca school 1977 ma jël suma grade secondary fourth education exam bi 8 of July laa jeexal school waaye musuma liggéeyal nguur waaye maa ngi survive te doxal suma kër gi mu ngi normal suma life a ngi normal lu tax xale ne duñ jàngi métier nañ bokk loxo ñu jàng métier lii génn ci dëkk bi bu desee si dëkk bi rek dëkk bi dina mun a dox waaye xaalis gi yëpp a ngi génn léegi naka la dëkk bi di doxee lan moo fee des buñ waxee ñu wax ne dëkk bi amul xaalis dëkk bi am na xaalis gan yaa ngi koy enjoy ñun ñoo koy enjoy ñun mi fi nekk. dañ juboo boo xamante ne ba suñ tegee añ doo xam kii fan la dëkk ak kii fan la dëkk ak kii fu mu jógee ko. boobu moom maam yee ko fi indi woon ndax gis nga ñun suñ waaw gis nga ñun suñ kër gii nii man fii yàgguma fi dama fi ñëw ak suma doom mi fekk jur naa doom ba pare gis nga kër gii nii dafa amoon pot boo demee nii dafa amoon pot boo xam ne la bunta bi dafa génnee fali saam jaak léegi yow boo amee nga xam ne kii amut dang dee ñëw nga def yëpp nata yëpp def yëpp ba mu baax nga def ko ci leket bi te nga def ko ci loo xam ne la lu suturlu bu boromam tëddee nga jaar ci pot bi pour bu la ñeneen gis ne yaa ngi génn ak dara yaa ngi dem pour buñ la toppa nga dem tegal ko boromam bu boromam eewoo bu ko gisee léegi ñi jàngoon dañ daan binda seen tur dugal ko ci biir boo nee la ne maa ko indi waaye ñi nga xam ne li lislaam wax ne booy mayee bu sa loxo ndeyjoor bi yëgoo sa loxo caamoñ bi am na ñoo xam ne la loolu lañ daan def loolu lañ manqué fi mu nekk nii waaw ñun dañ war a delloo waat ci li maam yi bàyyi woon fii waaw ñu mun a doxal suñ dëkk bi mu mun a normal waaye fekk delluwuñ ci li fi maam yi bàyyi ñu ne ñu ngi jël western bi duñ musa move forward waaw. Léegi comme ban façon advice do you have for the Gambian government and also the Gambian citizen ak doomi Banjul ñoo xamante ne ñu ngi biir Gambia ak ñoo xamante ne dañ tukki how could we make a joining hand to support the government to political influence bi waaw boobu buñ ko tegee benn boor rek dinañ mun a dem ba pare ñu bàyyi affaire yi tribalism bi waaw ñu gis ne ñun Gambian rek lañ one Gambia one nation buñ ko indee rek ñun ñëpp dinañ mun a move forward waaw ñi nekk diaspora ak ñi nekk fii ñëpp dinañ mun a move forward waaw waaye as far as yaa ngi seen kii pël la kii joolaa la kii soose la affaire yi du mus a dox waaw. si wàllu dunda bi tam ñu ngi wax ne comme like dunda bi dafa xaw a jafe. dafa seer sax dunda gi waaw nga am for Gambian government and citizens. dunda gi seer na ñu invest into agriculture. waaw du agriculture rek sax fii lu bari ngi fi woon ndax bu njëkk bi boo demee ci time bi ñoo wax ne boo demee ci time yi teret bu njëkk bi ay kawur ay kuntawur ñun suñ waa Banjul ñoo fi daan jógee di dem teret yi suma mbokki soosé di jógee bari bu di ñëw fii ñuy ñëw di jaay time yi noor ñii tamit di fi jógee noor di dem naweti loolu def daan indi lu bari ci dëkk bi ndi te li nga jëlee fii yóbbu ko ci kaw gi dem jaayi ko dafa indi koom-koom ci capital bi tamit li ñoo yóbbu dafa yóbbu koom-koom si kaw gi
léegi dañ war a bokk loxo ñu indiwaat loolu noonu mu del si waat fii si système bi waaw bu ko defee kenn du xeeb moromam waaw boo seetee ne kii yaa ko ëppale rek yaa ko tane dëkk bi du musa dem dundu gi moom seer na waaye blame ma government bi waaw war nañoo delluwaat ci agriculture bi moom naa ne liñ wax ne mu ngee jóg daal man gisaguma ko waaw gisaguma ko gis naa ne jënd nañ gerte gaa ngee dem si seko bi waaye gerte gi fi moo dem déedéet fi moo dem sax ñu ne dañ ko dee export ñun man pour suma wàlla lay wax de waxuma pour keneen de fi moo dem warta dem foofu ndax tey maa ngi jaay diwlin maa ngi jënd bidon ngi diwlin $1,750 ñaata laa ko war a jaay par pot dafa seer waaye ñu jël diwlin bi ñu refine ko fii mboolem loo xam ne la diwli gerte nga koo def rek mun nañu ut factory fii def ko bu ko defee dinañ am employment waaw dinañ am employment dinañ am ñi liggéey dinañ am lu bari sax dinañ ko am ba pare suñu wérgu yaram dina del si waat waaw ndax diwlini gerte dañ ko fi daan tooga time boobu noonu doo dégg cholestérol de waaye léegi diwlin bi ñoo lekka ko ku dem lopitaan benn yoon ñaari yoon ñu ne dafa am cholestérol lan mooy cholestérol léegi dege bi boo ko lekka duurang sax boo ko lekka lu bari ñu ne la waruloo lekka duurang da nga am cholestérol ñun suñ maam yi duurang lañ xamoon waaw te dañ daan wér keñ duñ dem lopitaan ku dem lopitaan xamal ne doy na waar waaw waaye toog rek jóg dem lopitaan ni léegi man juróom-ñetti feebar laa boole waa gis nga dama naan garab bi fi mu nekk ni dematuma dama toog di naan garab yi nit ku ñuul waaw pour am suma wér gu yaram yi boppa ndax garab yi tubaab tamit boo ko naanee bu yàggee da ngaa addict du la faj te da ngaa addict sa xaalis dina dem déedéet xaalis bi sax waxatuñ ko sax nit a xaalis bi moom doo ko am da ngaa dee waaw déedéet da ngaa dee xaalis gi moom waxatuñ ko de ndi te garab seer na seer boo xam ne la doo ko mun a afford mënuloo ko afford fi mu nekk nii garab seer na seer boo xam ne la mënuloo affordati garab gi ndi te da ngaa dee waaw so man xaalis bi du ma koy wax dama dee wax ne du lekka dee ñaaka lekka dee foofu lañ toll fi mu nekk nii kon ñun nag lu ñu neex dinañ ko lekka waaye daal ñu nga appel si nguur gi ne na seet ba si communauté si mu wàññi ñu ko waaw ndax doole emut waaw torop sax man 28 nit ay xëy suma kër waaye kenn liggéeyut 28 nit ñooy xëy suma kër fii waaye kenn liggéeyut so jërëjëf yaa booy sa kàddu rafet na nga waxal ñu sa tur waat yaa Fatou Dabo Tundo Binko bàjjeni gox waaw ak bàjjen groupe waaw ko bàjjeni gox foundation waaw jërëjëf yaa booy ñu ngi gë ñu ngi jërëjëf bu baax dëgg yaa booy jërëjëf yaa booy sa kàddu rafet na kàddu ji rafet na si yaa booy right now Nice Gambia Tundo Binko Sombo Banjul Lokono Tenting. Right now we are in the capital city still now 6 in the morning 11 a.m. Till 2 p.m. right now exploring Banjul to the higher level as well. As we said, Gambia is belongs for the Gambians, and we the Gambians can change the narrative of Gambia, and we can change the narrative of Africa. So the best way to change the narrative of Banjul is to make a joining hand together and bring real Banjul as well as the buzz. So when we get get back to our rules and our culture, everything will be cool. Yeah. Thank you very much. For real, man. Yeah. That's quite so. We have to get back to our roots and culture. Still you can see there are still olden buildings. So. In Banjul, there are buildings here 100 years, 150 years, 50 years. So, but we're now, trying to copy Western life. Everybody want to build, a story building or whatsoever. Everyone want to be a Tubad as well. But to live in a Western life. Yeah, we should are using our own African lives, our own Zion way, because Africa, we got rules, we got culture. If we follow our rules and culture, we will never be lost. So. Yes, so rules and culture is important. Yeah, man. If you know your rules, you know your culture, you will know your religion. For real. And if you know the rules and culture, you respect elders in the society. You respect everybody. You equal everyone. So equal rights and justice is everything. Peace, love, and stability, comfortability
it cover everything. Everything. The sky is the limit. The limit. So Oneness conquer everything. Conquer everything. So repatriate to Africa. Africa and come and invest on the land. Billions of So dollars, pounds, dollars, better and nation. safer we can make Africa to be Africa, so- Africa so. because Europeans they are unite. That's why they have no border between European themselves. Sure. But when you come to Africa, it's very hard sometimes. Sometimes. Coming from Casamas, getting to Gambia, you must have a lesser pass or an Yeah, identity sure. that will source you. But if we all see that we are all Africans, We are African. no border, No border. unity bring So love, Love. unity bring oneness, unity bring peace, unity bring everything, then we the Africans can be more than them, more than that. more than Western life. So we have to unite among ourselves. Among ourselves, Unification. it's the power. Sure, man. It's an African power. So, this is for real. All right. They say no man is an island. Yeah, man. No one stands No alone. man stands alone. So, So the biggest deal is we got to come together come together as one. as one one people, family. one nation. That's what Bob Marley said. Yeah, so. Bob Marley is a legend of, So. he's a black legend. So, for He's been real. teaching Africans. Sure. That's why Bob Marley and Western people, some of them love them, some of them get, true love, some of them get half love because of the news that he's trying to, trying to make Africa to be more wiser. He's trying to spread the music for African people to wake up. Because we are sleeping. When I say we are sleeping, I'm not trying to disrespect the elders. We have to wake up and we know, say, Babylon have been taking our silvers and golds, trying to divide and rule us. We say no to that. Yeah. Let's change that narrative. So. And then Yeah. we have to emancipate ourselves from mental slavery. Mental slavery. So, for real, man. Bro. We are still at Banjul. Say so, innit? So, for real. Hold it there, subscribe, Like and share it, share it to friends and family. We Yeah. love that color, red, white, Blue, white, green. To the four corner of the world. People like be in Germany, all over the globe. African on Mulba Gambia, African on Mulba Panther. Can nice Gambia support? Look. Love and It's unity, the you know. answer. It's the So answer. keep supporting. Yes, like, ma'am. sharing, liking, and comment anything that you want to comment about the capital city of Of the Banjul. Gambia. The Yeah, capital city of Africa is Banjul. Love, stability. Subscribe, why? So the group- Yeah, like. Yes, man. Yeah, see ya. Same, man. You have to Yeah. page red, white, blue, White, white. green. To the world. Gambia, our. Homeland. We stand, we strive. Walk and pray. That all may live in unity. freedom and This peace, is day. justice, guidance, Our actions towards our brotherhood. Teto Kumba Kumba. Jata Jata. Ite wuluto Banjul jan. nguluta Banjul jam fasi beranja So Banjul kunu anin bi ya jel ñaari. Banjul kunu mana binya abima amanke kilinti akunu ndiyatal ba bima ndiya bare nakato sa ya jambe taymo alis fo fiata adma balo taymoti kola yabe kering mano be serling fengo be serling ali yemem firi atita duniya be kol yaali nyame gambe be kol yaali nyame gambe kata nyame amang nakato sa ma nyafa gambe bu kata ku de gambia bu kata ku mbe men nakato me men danila wolemu adama balo yalla masakunda ciin aya falling ya ma falling mbe nyaamu le domol ndita ko mad anta nyaato de mbita ko mad rek o dam malem bake fongo ya jibe comme ni kontongo parete ne kontongo londi ibu kalo nyiya bi janna nyi bot na janale kambe ngo bonu jambake le sa fendum fo mo le woto ba example to las wokono wota mun to be jan do las wokono wota mo anni membe banta fang ibe kana konton yalla ntol mbe ka tala miran kilongol jimin dala ben tol la banta luwo tema dindingo ke bawo be kane imingel ndaba ma jimin dala ka banta imen nate ke minjela ani memman kontongo kala mu fenke tay mo fengo ina ka wanyulo yele yobolo fintindi yadom ntol yo wala long nka ko ntol yo wala long bada sayin teng meta jamono mento teng yi ko mo forcer de fam pena do bolo fa amon koy isa fako yi mi lay fenne kenyeji ba nunto mo be ka be bolo kilo kon wata na gisol be mu kilo ba sayi mbuka tara boli kilo ko wana gisol ngandi on manke kilinti o dam malem Barka comme wafi njago aning have that no sifali so satel okay wata mo naka yata banjulu mal sot yuraro sire ka folo ko tol dindo ka folo ko ka les wa mal sot les wa wala mal sot wala ko na wala long
naka na wata mo ka fula ko wa naka i sata bada yaman penso yata wa fi jago wuraro fo won ba sai les wa bulu katale les wa man soto ni mal se kilo ngol be jang ni masolo sai mol bu mol ban je karamuta sai mol le ni table ndingol le faham sai feng sai abi setlin ni table ndingol le fo fi sata mal soto sai mal so sai ko mal soto nyata sai be mun fola man sala mansa naka membe keri naka ya jambe taymo ni jawla taymo ayo mburindina ya jambe taymo wala fisata adama bado taymo ti jawla fanan ye do ko ke wo iman do ko wo iba alright ling iba on ba sambe jamono mena tay ye filo ke fan abuka sang ndiglan ko do man soto ko do wala man tala wala man soy mon ko do fintini ko do be one side inantare yo ko do fintini pare men tara foy 40 foy university bang iman tara do ko le inantare ya factory lo yo company jamal lo fo ngoy saga men tara foy itara foy karamu ngoba isitalo woto do ko lal bata ye kanta foy jita e man do ko soto abe kala nyaadile ibe ba mama ko nyola nyaadile ibe fama ma ko nyola nyaadile ko ko be ko le yari gambia kon fo wonde membe kelin num enta was system mo sammal nam back e pare mo faabe siyaring o time o gambia a fenkata la ya fonko be ganne skill be ganne ba science skill man soto yagel ñin time o sita combo 10 o'clock yemuru nang no be attack la o time o sita no anywhere for 2 for 1 mote attack la ba science sita combo 10 o'clock yetala je fam ela fit be maska ko ba ko kan o je bulu yagel sayen amon koy fam pulu yeta kombo fa hewo fo yeta nte dan to man hañu gambia say te mon ko mo so because banyun dol kol bi janam yalan ko itol babanta la banko to dol fana ba gambia janne bare ba kara dol to anin gambian dingol anin masakunda comme tol mumie bam bulu kafla nyam because ka ni ko banjul gambia bele dandala andung gambia bele nyanda ka bulu kafuka ka develop ete mon advice to ka fo government yi anin gambian ko li anin gambian mo babanta la pour ngam bulu den ka banjul develop nte men fula gayol men be banta men be banko kon men be banko jang ko kolitiol men be jang inanta kambe nale ye la banko doku ye mobe makoy nko men be banta ani men be jang inanta bennale ye banko doku e mangena fula ko na president da malaba doku non be nanta kambe nale ye banko doku ya doku isai ya understand e kana afoko ntebe outside le nakata na hagite gambia no ansai mbele banko lem yes fo wonde tonya barka baka na sister ito nte kumba jata 85 pasibera luta wolto be pare fanan menta ganne fanan wow barka baka mo hello sister ko ganne mu Vietnam border so for the Vietnam border ka fa gida jang ha ganne mu Vietnam border ya Vietnam border yeah man mbakatalla banjul sate kono biwo ye mbakatalla dad dana pap dad man daf ko funti wala na ba assalamu alaikum sister wa alaikum salam to di madum do bali so banjul bi an banjul kunu ya je ñaarel banjul kunu mana be ma da fokole ya de ya jame tama ni mbaro la time man killing follow man boto 3000 sign akasa wala ya nyaabe ntala nyim fis fa men na tem kilo fulan ka wala de da bar jannabe banna do ta katala fo safo be tambi wala ngabula firjo kono asomo ngala ba kandu ko do man soto mo bebe batarin mo be toralin barona ala mol wala be enjoy menola bana pasta wala mo mantara enjoy la jang ya jame tilo ala time dindinche ba musuka furinche sako musolu mo bele ka kontan baro manke santi adam baro ala molu sako membe ko ala nyin eko wasun kolu men mu nyin senegal loloti wolu wo kay ndol la fengol bebe wolle bulu me marale wolle bulo kon idiate nyame kan samba wole nyama akete nyame kan samba wole nyama na jan sojaroli man fengo fen soto nyi masa kunda kon na manke batati anin kole ani mo jabe labaralin ko me yalon ka abuka do moroke ku membo nyama nyantale mbe kafu nyoma ngana banko do ku
nga try nunto na jambe nyamen ay ko nyama ya jambe la tilo konko man soto jang jabara man sakunda konko man soto jang bar sain konko be nyim banko kanne konko be jam bakele ibugo lom foni heo keta konko nyimbo kala no nyalle Cameroon agriculture ko mi yaaje me ka fono nyame grow what you eat and eat what you grow back go back to the land. Let's go back to the land. Luning ala okay comme murunta jem focus sa agriculture la fenkodo na balu fo nambala fila sonia because na ja daka kolya e ka import na naka dunna Gambia banko to ando tax fana ni la fa hayla la bulunke ite mo advice so pour Gambia non nga nyati len kunkolto ko mi ya jame ka ke nyame ndoro nin sama sita kala ko bele bulaje ay ta sama dola baro ndena mana moy baro yoku be bula la tata la sata to sama dol ya jema ko kele hanna abuka do ko ke fan bari ako boja na ka fo kon kata samala andu no sama sita mo bele ko fengo domo me ya do ko me ma do ko bele ka domo bandana mano moy baro la karola jang andu baro nyanta ke lale ya jemme yake dame ya jemme mansa kunda man ko le ataki baatela mansa kunda kole ya sifa men bejang birinte on nata banyun sata kon ya namana kole yaji mo bele be bataring mo be tu me ya fo mem mafo mo bele be torali oto ngakata baro ko mi ya jamme kake nyame nin sama sida ay murala sate oto afaneta fo kon ntata sama dole la bayen sama do mem ite ba ite ta do ko la donc doro moli ete je molu kono molu wolle ka do ko ite wo buka do ko ote fani ya tirai yoke na baluwo ay ta nyato parce que nka balu nyame nga manyinya na baluwo be kolyare mbagele ani business manol ani yebo business ola ni nata yela kol be meti ni nata do kay ko ngala tenne mbe nyin nangam kari dile la ko ha aman na fa soto ndolel be toral kandu man boto yaaju be bi 3000 2000 something ya jamela taro sadam boto ni yaaju be 1,500 pharmacy so sa ko membo nyama baro ya kata mbi na banko doko banko ita nyato ite tara la presida yato e ko ite doko wakela wata kenol ite mbumba yo be dawde ite be wallet ite bam pare la banko dingol ku keta ku manke ite man fellonje mol be mol fala for nothing mola hajite je ni e men samba mile to kar killing kar fula dorong yebula ni keta Senegal ko ite sai ni mu Gambia ko te yebula yeta banko doto aman na fa soto al nga kata mbe nga kafu nyoma nga na banko doko nde wala na kumoti barka bakar barka bakar ko mo nyimba banda saniata yes barka bakar ala malla tele kala nyato fenala yi ñep baaxe ñu tur bi Modou Sagnang Ken Street Picton Johnson oncle telu ñoo dañ doxto Banjul Nice Gambia pour ñëw nga wax ñu tuuti few things about your lo xam ci Banjul before and nowadays. waaw li ma amoon ci Banjul mooy ne Banjul leen déggoo woon nekkoon benn Banjul lu fi xewoon mag yi ñoo ko daan réglé police ni amoon comité police boo xam ne mooy LSI sa mag sa frère sa xariti mag sa mag la sa xariti nijaay sa nijaay la ñu naan doxal su ñu yónnee ñëpp laa naan yónni amul kii amul kaa discipline bi fa nekkoon ci biir kër gi ak ci biti yëpp loolu moo nekkoon Banjul fii su waxtu añ jotaan dañoo oote ku nekk fa teg sa bool oote ñuy añ ci kër yi loolu fi xewoon amoo yërmande loolu xewoon Banjul buñ Banjul si 70 si ak lu ma fekk si 60 si loolu xewoon Banjul waaw waaye léegi Banjul léegi dafa change because of politics dafa ñu divide in Banjul because of ñu suñu paay ñu noom politique yi ak ñun ñoo politique is different ba pare xale yi dañ yaakamte doon a mag yi xale yi dañ yaakamte doon moo tax kër Banjul yëpp jaay nañ ko kër Banjul yi government moo war na invent ak council ñu jëloon Banjul jëlee kër Banjul def ko council estate ñu kon tey Banjul moom du am stoode waaye di ko Banjul dina xumba Banjul li fi xewoon bu njëkk ba tali Banjul dañ ko daan raxas su ñun bu ñu nekkee xaleel tali Banjul dañ ko daan raxas moo tax su ma gisee ñëwaat tali dama day reetaan rek mais ñu gis seen tali yi fi nekkoon xool yi paaña fi nekkoon after mu ñëw godorong ñu ko daan raxas every 6 o'clock ku nekk daf naan daga sa bunti kër dañ koo bale ba mu set buub ko su ko defee ñoom turi ko te time boobu noonu Banjul set boobu la Banjul set boobu fi nekkoon dina amoon medical
team boo xam ne ñu naan ñëw di every Saturday naan dugg si kër yi seet ndax wana gi set na wala setut time boo nga dem boori State House fu ñu ooyee fii naka tuwaati no State House medical li fi mu nekkoon State House da nga fa daan jëlee kaboli di ko sodi ci wanag yi si pax yi time boobu noonu Banjul dafa ni mu setee woon sax dafa ëpp dafa jege woon dayoo dëkk nag soo ko bëggee développe ñëpp a see bokka waaye ñun sidi si moom ñoo ne tilimal dëkk bi because of every time gan su fi ñëwee ko xamee European la su lekkee ba pare use leen dara si dara daf ko def si biir pot si biir paani mbali waaye fii du ko ñun ñooy tilimal dëkk bi fii loo fi setal dañ ko tilimalaat soo bu ñu dee blame mayor bi wala ñu blame council nañ blame suñu boppa because set bi suñu la war a njëkkee door a dem si council bi te Banjul léegi Banjul bro Banjul dafa de Banjul amatu yërmande de Banjul dafa garaaw de pour nga gis dëgg réel Banjul yaa nañ ko compter li nga compter la ñu ngay blame foreigner am bu ma leen blame même boor because ñun Gambian si ñoo leen dooleel ñun Gambian si ñoo leen jaay suñ kër yi suñu maam yi dafa am lu ñu fa def kër boo gis fii Banjul fii am na lu fa maam yi defoon bu mu am barke boo xoolee gars yi léegi ñu ko dee jënd ñu dañoo gën a ba am barke because of añaan moo sonal waa Banjul lu ñu la wax 90% bu ko tros spécial ba ñëw si mbiri politique dimbalante amatut loolu moo yàq Banjul right now. soo léegi noo gisee dunda bi Banjul. métti rek dunda bi métti na trop te central government ni war a jël seen responsibility dafa am taxe yoo xam ne dañ ko war a wàññi am na benn magasin mu nekk fi ñu fa nekk dañu génnoon ñu ñu ko doon loué about $300,000 léegi $500,000 loo expect kooku noonu su indee bagage sax ñaata la ko war a jaayee ren dafa war a dañ ko war a teg si sorta si yoon dégg nga loo gis dañ ko war a teg even government li mu njëkk a war a def si affaire business bi bu njëkk ba bu ñu nekk xale central bank moo naan oral ñëpp bureau de change bëri yi yëpp dañ ko war a condemn central bank ku bëgg a wéggee ci central bank war a dem ci sa xaalis central bank ñu la war a odal xam nañ bi wall market bi rate bi xam nañ ko waaye ñu ngi bàyyi everything because of government a ngi bàyyi because ma gis mooy businessman ne in politics ba nga xam ne businessman su la joxee tranche pour nga campagne soo winee di nga ko fay 20 soo ñoom sa yoon nekku si ñoom di yéen kiya wala yow sa nguur nga doog sa nguur dowut ñoom ni sa affaire baax rek c'est interest rek te government moo di doleel du ay var tax ak nonsense tax yëpp is nonsense tax ñoo tax yëpp doo ko gis fenn dëgg la Taliban dafa bëgg si développement waaye dafa am 5 things yoo xam ne government dañ si war a taxaw number 1 health soo amul wér bu yaram doo mën a liggéey doo mën a jànga number 2 education number 3 nga am good living boo xam ne di nga ànd sa sarali dina mën a dundal understand nga number 4 tali root si bokk na si ña fa root si baax dégg nga ba pare yow sa life you understand nga yow di nga mën a dimbalaat keneen ak ñu create ay companies moo job because government mu dañoo ñëpp job waaye government lu mën a def mooy create company waaye ñu tax bi companies yi mën a ñëw Gambia fii tamit yow da nga fi moom free port fii Gambia was the center of West Africa fii bagage fii tey amut ba pare whole taxi ñëw collègue yëpp ñu ngi gisuñ ko ñëpp ñu ngi koy jëlee moto yi cher ak yu kenn xamut tamit jawara fii but moo fi nekkoon ay moto yi cher yi déedéet amutoon fii but Benz jawara moo amoon ne best economy West Africa fii because of lu tax dafa jëloon central bank garanti ko Gambia dañoo amoon best economy fii xoolal Gamtel fu mu nekk is the poorest right now Gamtel te Gamtel fii amoon time West Africa fii is the number 1 tey because of negligence président bu ñëw rek misuse Gamtel parap ko te Gamtel ko fa bu ut kaay nga liggéey sax bu bañ so loolu yëpp bokk na suñu sonal te government dafa war a jël tanam ñun li ñu ko laaj bari wut 5 items yi ñu ko laaj dund bi yomba dañu yombal di ko waay ba pare fii ku fi am 5 kër loolu moo fi yaawul soo demee si condition yi Gambia fii dañu each Gambia should have a one land one plot of land am na ñoom ñaari 50 land am nañ ko fii ñeneen amul pour lan loolu correct tut loi bi nag ci gémmiñ la nekk waaye jëfewuñ ko yaa ngi dégg te ñu ne war a nekk benn war a yërmande moo fi jeex ku toog rek fu mu nekk nii ak any secteur da ngaa préfère pour yow nga nekk millionnaire sa doom nekk millionnaire waaye ñi si reste yooyu day anoon nothing soo waxee ne politique affaire àddina la wallahi ko ne politique affaire àddina la xamuloo lu politique because trust da nga ñëw ne dama bëgg a
dama bëgg a def nangam dama bëgg a def nangam askan bi óolu la jox la seen kàddu jox la seen doole yëpp yoo nga amee beneen doole bi ñu doxalal nga orle nga ne yomal xiyaam yàlla du la joj ku ko wax waxoo dëgga bon nag kon su ma la lebee su ma jëlee sa alal bon yomal xiyaam yàlla du ma toppa kon. yaa ngi waxoon fii loo xamante ne tam dafa am solo bu baax a baax waa Banjul yi dañ juboon suñ toogoon añ fi wala añ pare tey doo xam kii fu mu dëkk ak kii fan la jógee ko loolu dafa yone ne unity mu ngi fi woon in Banjul te ñu ne unification is the power and then te ñëpp dañu bëgg a comme Gambia comme soo gisee tey ñun tam ñu jóg fii ñëw see biir Banjul comme like pour nga mun a xam history of Banjul ak tam ak ñoo xamante ne tam ñoom Gambian lañ wala waa Banjul lañ tam ñu ngi si biti ak Gambien ñu nekk biir Banjul fii naka la ñu mun a bokkal ko pour ñu mun a raise develop suñ Banjul because they said comme Banjul is the most peaceful capital city in Africa te da ngaa gis ne is the only capital city which is surrounded the half side is surrounded by River Gambia and the other half side is surrounded by Atlantic Ocean and is the only capital city in the whole world which is the river and the ocean is connected da ngaa gis ne tam Banjul la dëkk la boo xamante ne dafa am sénégalais yu dëkk fi ak waa ñoomi ñu xamante ne dañ ñëw dëkk fi waaye société bee seet doo dee mun a xam so tuuti history lañ bëgg a xam about the capital itself since colonial time up to today si bés buñ nekk nii tey. ok Banjul colonial time am naa fi kër maam bu am 200 years su ma la ko def in Banjul ya Serigne Touba fa la daloon Maam Maska fa la daloon Baye Niass ñëw na fa mooy Liman Street 33 Liman Street kër gu yàgg la. Talkunda la tuddoon la. no du Talkunda Njaayeen ngame jàkka bu em nii Sëñ Touba mu fee ñëw si 18 something ñëw na fi kër boobu noonu suma maam bi ko moomoon suma ñetti maam moomoon kër gu noonu ku ñëwee Cimbaan boobu moo jur Mamar jur Far Ndiaye dafa bokk si fóot kër yi in Banjul suma maam boobu noonu moom moo sanc Abdaye is almost 200 years right now kilifa yi fa jaar fa bari trop ak fu ñu ooyee Fayen Dobson Street Banjul bu njëkk ba fii dafa amoon kilifa te kilifa bi mooy woon ñoom Imam Lamin Ba ak ñi ko ñoom jiitu woon ñoom Alaaji Waka Jaañ yaa ngi dégg ñoom Imam Toumani Ba ñoo fi nekkoon ak ñeneen boobu Banjul paa yi fa amoon kilifa even the president or the governor daf naan déglu paa yi su dara xewaan paa yi dañoo jóg sol seen dara dem kër buur mooy State House fa nga naan dem ñu réglé kër buur la tuddoon kër buur musuma ko xam te viewers yi yéen tam tey da ngeen di jàngal tey ne Banjul State House kër buur la tuddoon waaw yes ñu tuddee ko kër buur nga mag fa ba fi ooyee battery flat si ora booy dugal nii on your left battery flat fa la gaa yi nekkoon jooji suñ fa nekkoon jamono yu noonu fa la naan aatee ñoom sim ñooy fa battery flat ñooñu tuuti dara xewaan dañ ko daan waxtaanee suñ ko waxtaanee ñu ñëw magi dañ ko daan pencoo mooy du ñu waxtaan suñ ko juboo magi dem ci presse buur bi waxal ñoo moom mooy pare ñëwaataat yëpp solf waaye fi mu nekk nii ñu ngi ciy kooti rek di egg di wàcca Banjul yëpp a xamante woon amoo woon boundary soo ne suñu la gisee rek boo ne maa ngi jógee kër diw sangam rek xam nañ kan la loolu mooy woon Banjul loo fi nekkoon caring bi fi nekkoon dafa mutoon sek ak yar bi waaye loolu amatu fi léegi te maa ngi digal xale yi ne luñ yàkkamti nañ toppa mag yi su bëggee njëriñu ëllëg nañ toppa mag yi seen footsteps yi mag yi amul morom mag yi seen jarbaat lañ gën a bëggoo comme seen doom yi sax fii bu ta ñëwee Banjul Banjul laki soose la that was the first name of the Gambia and it now called Batos is Banjul yes Wow. Batos to Banjul. Banjul and it's the only capital city that have three names in the whole world soo demee Freetown nga am dëkk island bu ñu ooyee Batos in Freetown yeah Sierra Leone and the Batos mooy Banjul ñu ne am nañ Batos ñoom tamit British fa nekkoon waaw dafa mel ni comme Makati Island rek noonu la mel foo dem island la ñu tuddee ko Batos very nice place so moo tax nag Banjul fii
mag yi dañ fi toppatoo woon trop man laa war a Banjul boobu noonu c'est Mandinka language ñu bëri dañu wane fii ne fi fekkante waaye ñoom yi ñoo sant Banjul ñoom fii ñu baara ñoo sant fii fi na uti si mata mangi di fi dog mata di ko fii mangro sues fii ñooñu fi si nekk sanca bu suma maam ne woon bu dëkk bi ay rabi kese la woon ñoo fi nekkoon dégg nga lampi karasi moo fi nekkoon fii Johnson bi fi benn nga am Johnson mu nekk benn ay lampi karasi nañ ko daan taal the street light waaw moo fi nekkoon kon nga xam ne Banjul yàgg la waaye yàlla moom waxul kenn dara waaye su bëggee Gambie dem bi advance dañu war a bàyyi mbiri tribes man dama lay wane Gambie amul tribal problème dama am fiw ñu ko bëgg a def def ko ci boppi nit ñi dugal ko fii man am naa maami Pël am naa goro Joola suma jarbaati suma mag bu mag bëgg ndey bàyyi jëkkëram Joola la man am naa ku suma yaay papaam Pël la amee Mandinka so wama fan laa soppo fan laa nekk am naa doomu si broda bu mag mi ngi see Sarawule so wama fu tribaliste yi nekk politiciens si ñoo bëgg a indi dugal loolu suñu bopp yi waaye du wokk xëju fi dëkk bi waaw maanaam fam Banjul tukkoy nag dëkk bi da ngaa ñëw Gambie ñëpp bokka inte cause of marriage si ñu am yëpp bokka nga nit bu la neexee bu la naxaree Gambie rek la am am na lu ma la bëggoon laajte comme dama dee dégg title boobu buuri Banjul loolu title boobu ñen ñoo ko yelloo woon boo dee ñu ne buuri Banjul si jamono time boobu noonu yaa ngi amoon time boobu noonu boobu council amutoon si jamono tubaab yi noonu boobu area council si amutoon yaa ngi amoon fi gouverneur bu ñuy pharmacien sa farma maami ki toog nii moo ko yar ki toog nii maamam moo ko yar kër gu am Grand Street maami kii moo ko jox sa farma moo ko jox suñ maam waaw maamam boobu noonu ñu ngi ko ooyee Ajaratu Ndeela Fay bokk na si fos jigéen a jógee fii dof dem ba Maka maire boobu noonu soo ñooñu ñoo yar fii kilifa yi fi nekkoon ñoo yar soo buuri Banjul mu ñëw gouvernement boobu tey jii moom mooy meew bi tey mu dañu ooyee meew buuri Banjul parce que dañ am président léegi waaye jamono boobu buuri Banjul moo woon gouvernement bi waaw mooy woon buuri Banjul waaye léegi meew dañu ooyee buuri Banjul parce que moo in charge ñu bëri xamul ne state house is part of council property la dama wan Marina Parade state house fi nekk bu baa ngi boori lopitaan fële Marina Parade waaw Marina Parade fii lañ naka lañ ko dee ooyee fii mooy Picton Ken Street fii la gars yi di ooyee fii bi bokk na si Jolof Town fii mooy Jolof Town woon waaw Jolof Town fii su ma gi fi nekkoon ñoom Alaaji Bob Fraser ñoo fi nekkoon ak yi ñoo fi bëri woon fii yëpp area bi in those days benn jurit ñoo fi nekkoon ak yoo fi nekkoon dégg nga am na ko ñoo ooyee dingare boy Budaas number 2 Ken Street këram la mooy dingare Fraser mu nga dégg ñu ay dingare noonu ak Abdaay fii yëpp dingare la bi bor bi dingare la waaw wépp si dingare la bokka paa yooyu nekkoon fi nga am si digga bi Soldier Town because ñu ne soldat yi fa nekkoon si time woo bi waaw those days mooy Banjul Central waaw Banjul North moom ci time Jawara lañ ko def Jawara moo créé Banjul North waaye ñu koy Tabakurut daal Tabakurut boobu noonu ki ko turé woon nem si yàlla Pa Touré ma foog ne woon like in history maa ngi dégg ku créé tour bi mu ngi tuddoon Nabi Bensouda papaam tam mu ngi amoon fii bitik boo xamante ne ñu ngi fay jaay cigarette boo xamante ne Tobacco Road la tuddoon soo ñu tuddee street boobu noonu as Tobacco Road amoo Tobacco Road waaw so man tam mosoon naa ko wax si benn vidéo waaye su dee tam dafa wrong yow mun ngaa ñu teg si right part boo xamante ne tam mun ngaa eewloo ñeneen waaw Tobacco Road si 70 lañ ko créé si early 70 si 71 72 73 waaye am na ku ñëwee benn musicien bi ñu ooyee Pape Touré Aves moo daal nee moo ko tuddee Tobacco Road because booy seen dem those days xam nga rek ndongo yi dafa dem tu hijee time boobu noonu boo doonaa tuub in public
magi nangu ko woon don't to in public sooy gisee cigarette sax sa ko amee moo la elde la si yow da nga ko nuba léegi nga téye ko sa ba mu lakkala so loolu moo tax ñu tuddee ko Tabakoro Aves moo ko tuddee Tabakoro ci time Jawara lañ ko invent ba ak new primate fara ministre yi Jawara yi bëri nekkoon ñoom esten and Jawara do a lot here ku dee Jawara liggéeyul xamuloo li nga wax ñun bi ñoo nekk xaleel maa ngi fàtte maanaam am na fi $25 those days da nga jël xar 150 man suma paysé bousé marché transo tànka wala nga jënd tala am kilo ndawal bu baax lekk si ba suur those days économie moom mu ngi baaxoon xar su seeree ba seer $200 la woon mu ngi barke woon bi ko Gambie bi manu bi vali woon te bu tubaab bi jógee fi indépendant Jawara bàyyi gars yi bàyyi fi tous Jawara started scratch Jawara c'est technocrate la woon te Jawara naan déglu nit ñi. He's a student of development. Exactly. Jawara toog ne man me no always speak me my government and my people loolu la woon Jawara yi dafa believe on dialogue waaye ñun léegi ñun du problème mooy da nga gis président bi di def wrong thing sax because of sa interest yi bopp nga taaw di pelelelele rek bi sa own interest loolu di politics da nga war a wàlloo njëriñ nit ñi ñun de war a dimbale président bi si daan wax ko dëgga wax ko the right thing because moom kenn la so ñoo ko war a direct président bi lu nga xam rek nga ko xamal so lii mooy difference bi nag te maa ngi ñaan interview suma président dégloo sometime naay yoot guddi muy yoot di demal boppam di gisal boppam is the best advice moo ut mooy boppam muy yoot di génn di seet ndax things is going right or wrong because fake yi ñoo bari si moom trop man I know the president before mu nekk président mag la si man naa mag suma magi daara la woon ñu bari ngeen wane dañ koy kii moo koy Alaaji Moussa non magi Alaaji Moussa moo koy yar Laay Jaw mooy Alaaji Koyta parce que ñoom Siwu Koyta ñu ñoo bokkoon daara yi ñëpp benn daara la nekk recent waaw. kon Banjul fi la yaroo. fi la yaroo parce que beneen street parce que beneen la yaroo ku baaxu président Barrow ku baaxoon la moom laa ko xamee woon waaye soo xasee am in power people change you dañ ko change waaye ku baax la woon waaw waaye people dañ ko change ba maa ngi koy ñaan language am bi always suy wax askan bi na wax ak askan bi si dal ak si mu déglu leen moom dafa war a déglu rek ba dimbale askan bi pour ñu deliver ñu ko ne ko yaa fi toj defal nangam yooyu bëgguñ ko waa ji yëpp mooy loolu yëpp dañu wàññi seen expenditure yi ñoo spend nañ wàññi seen expenditure si soo bëggee dëgg da ngaa wàññi sa expenditure ñoom li ñoo spend nañ ko wàññi bu dimbale askan gi loolu laa bëgg mu laa ko loolu lay apprécier moom. man maa ngi tudd Laye Seka. So right now, as we said, we're representing the Gambia, we're representing Africa, red, white, blue, white, green for the Gambia, our motherland. We stand, we strive, we work and pray. And here today, we are here with our elder, our uncle, here in Banjul. So he will tell us a little bit about Banjul since the colonial time till day today we are where we are. Munga intro sa bopa, si aduna bi ñung live view right at the moment, and then tell us a little bit about the capital city of the Gambia. man la Abdoulaye Seka ñu xamee ma si Laye Seka waaw kontaan naa trop pour daje ñu mel ni yéen pour waxtaan ak yéen xëy na nag mënuma wax lu bari time colonial waaye time Jawara fekkee naa ko ba waxtu yi waaw li ma mun a xam mooy time Jawara fekkee naa Gambia fii lu bari waaw ba waxtu bi waaw Gambia nag réew mu musa neex la waaw especially Banjul fii moom ñun we are together dafa ndaw moo tax dañ xamante boo xam ne tey soo ma laajtee xale bu ndaw sax mun na laa dox ba fi ma toog mun na la créé Laye Seka waaw li ko waral mooy dañ juddu ñun ñëpp fekk suñu kilifa yi di ànda nekk benn ñu ngi yunaay déggoo ba yëpp ne waaw boobu fence amutoon kër yëpp benn la woon bu njëkk ba da ngaa gis ku dëkk ci kër ba judd fa sa njaboot yëpp te fekk bokkuloo ci kër sax dañ laa xëjal nga sampa dëkk ci kër léegi la kër am ñu naan kilee moom fii rek suñ kër la ñun dañ judd fekk suñ kër yi ay nit ñu fa dëkka dañ fogoon sax ne dañ bokkaa ñun fekk sax suñ dëkkandoor rek la ñu woon fa lañ juree seen njabooti dëkk ci kër yi bañ seen doom yi mag tey ba am lu nekka te benn tey Banjul fii su añ paree nga koo xam li ma la wax ne moo fi nekka dañoo oyante nekk ci kër yi doo xam foo bokkaa foo bokkul loolu ba léegi mu ngi xew Banjul waaw ba léegi waaw. So
mun ngaa ñu wax tuuti Banjul naka la ñëwee ko because ñu ngi wax ne Banjul mu ngi tudda Mbakos ba tey mu ngi tudda Banjul mun ngaa ñu wax lu ndaw lu si nekk waaw ñun nag xaleel la mag la because dama juddu gis ñu oyee Banjul waa ne Batos la tuddoon loolu xam nga dañ ñu ko jàngal waaw liñ jot a xam fii rek fii tubaab yi fi nekkoon after suñ maam yi take over waaw before independence waaw xam nga lu ndaw lañ fi xam rek xamuñ fi lu bari. waaw mun nga ñëw ni ma few street in Banjul. waaw Banjul kañ koñ yëpp xam naa ko. maa waxee yow nii mooy Hegan Street. waaw Hegan am nga Hegan nga am fii Hill Street. waaw nga am Angle Sin nga am William Street nga am Charles Street fii yëpp Hegan la ne ba si roundabout bi. so tur yi nii yëpp British yi ñoo ko turee. waaw ñoo ko turee. waaw ñun dañ fi fekk tur yi. time yi Yaya Jammeh ñu ngi doon try pour change tur yi. di leen turee comme suñ kilifa diine yi fii référence yeeg imam si waaye benn tey mënut a dem am na tur yoo xam ne mu ngi ci koñ bi léegi waaye comme tey Hegan Daniel Goddard lañ ko turee paa bi moomoon kër gi fii waaye ba léegi nit ñi Hegan lañ dee wax parce que nit ñi loolu lañ miin Hill Street am na tur waaye benn xam nañ ko waaw ñun ñëpp dañ xam tur yooyu waaye ba léegi tur yi miinoon rek a fi nekk. Banjul dafa nekk capital boo xamante ne. waaw ndox yaa daje ocean bi ak jéeg bi ñu daje. te soo seetee ba seet tam Banjul island la. is the only capital city boo xamante ne island la in Africa. waaw da nga gis ne tam am na ñu dee jógee ko réew mi. jóge si Banjul am ñoo xamante ne dañ lay ñëw liggéey si fii Banjul. ba tey da nga gis ne ba tey jàmm mu ngi. waaw fii si gàttal ñi fi dëkk sax bariwut. soo ko seetee comme léegi Banjul fii ñi fi dëkk bariwut. fu mel ni Afdaay fii soo seetee port bi jël na yëpp li ci ëpp fii nit ñi dañ koy liggéey si rek ñibbi balaa nga de xam ne fi dafa wéet comme démb ni mu nekkee woon public holiday soo fi ñëwoon di nga gëm li ma laa wax doo fi mun a compter sax 50 nit waaw fii waaw dafa ndaw fii dafa jee maanaam ñi fi dëkkoon ñëpp taxaw nañ léegi fii liggéeyukaay la si gàttal waaw fu mel ni Afdaay fii business wala fii stores yi ñii démb soo fi ñëwee di nga xam ne fii nit ñi liggéey rek lañ fi dee def balaa nga gën a gëm li ma wax foo tega su liggéey wàccee da ngay gis moto yëpp di dem after 2 hours da ngaa gis fii ni moo wéetee doo gis kenn moo laa wan ne fii liggéeykaay la waaw ñi fi dëkk léegi bareetut original waa Banjul yi dëkk fii sax yi ñoo fi nekk waaye soo seetee fii léegi li fu ëpp yëpp foreigner si ko dominé wala Mali comme malien si nii ñoo fi gën a nekk léegi waaw what kind of idea bu nga am pour mën a séedee ko pour waa Gambian yi ak Gambian yi ñu nekk si biti ak Gambian government bi naka la ñu mën a join hands together parce que waa Banjul rek ñu mën a développe Banjul government bi tam di ko mën a développe naka la waa doomi réew mi ñoo xamante ne ñu si biti ak doomi réew mi naka la ñoo join hands together ñu mën a développe Banjul waaw li ñu mën a defee loolu moo ñu bàyyi xel ne fii lañ juddoo woon fii suñ dëkk la ñu bàyyi fi xel xam nga nguur suñ ne nguur mooy ñun ak nit ñi waaw fii nguur gi su central government defaree tali par exemple ñu nekk si diaspora bi ñu dëkk fii mun nañoo profité ne xaaral ñu liggéey ñaari gotas oo xaaral ñu clean fii nii ñun fii ni ngi nañ déggee ne di clean parce que mënuñ koo bàyyi municipal bi rek du set wala fii fi mu nekk municipal bi ñoo ko dee bale waaye du set waaye léegi nit ñi dañ dee organise fii set setal def comme waa in a form of living dëkkandoor yëpp mu dem man dañ dee def set setal ma jógee bépp kombo ñëw fii ñu ko def waa bokka bi ko fii laa dëkka ba léegi suñ këram fii la suma doom yi demee school man everyday suma aaning fii la nekk waaw donc si ati weesu waaw jamono bi waaw naka nga gisee dëkkuwaay Banjul si wàllum set waaw Banjul fi mu nekk la gën a set di soo seetee at yi passé bu njëkk ba Banjul su nawet jotaan doo am foo dox su awaan si terminal bii nga am gan oo ngay cross dafa mel ni Nescafé boo sotti waaw nawet fii Banjul ni meloon da ngaa jéggi poto bi laal la léegi Banjul nawet mun naa taw 5 hours after doo gisaat ndox waaw dafa mel ni gota yi tamit ñu ngi siil waaw gota yaa ngi siil après dëkk baa ngi set soo compare before ute na ak léegi waaw Banjul 15 years ago ak léegi ute na trop definitely so suñ British yi ñu colonise woon Gambia mosul nañ ne dëkk Banjul waaw yow loo gis si gis British yi lan ban façon développement lañ fi def ñun xaleel lañ de waaye pour ñu dey gisuñ fi dara definitely man de gisuma fi dara waaw after 400 years of colonization waaw gisuñ fi dara ñun soo seetee fii nguur yi fi nekka bi mooy ñetti government waaw nguur yi fi nekka liñ fi jot a def moom nañ jot a mun a gis ñun fu mel ni Banjul waaw président Adama Barrow moo fi start développement bu mel nii Barrow moo fi defar yoon yi
Jawara nekk na fi bi génn fi defaruñ fi yoon yi Yaya Jammeh di same thing Adama Barrow moo fi defar Banjul si yoon yi dëgg waaw dëgg waaw definitely loolu lañ mën a wax waaw si nañ ko soog a gis waaw jërë ngeen jëf man tam waaw man Abdoulaye Seck laa tudda waaw di kontaan trop pour gis ñu mel ni yéen ñun yi lañ dee bugg a Nice Gambia ñeen ñoo laaj ñuy mun a wax waaw du ko xam nga dañ dee bugg a am lu ñoo wax sax dañ ñu amuñ fi ñu ko waxee waaw xam naa ne man lu ndaw laa wax waaye soo leen demee da ngeen gis ñoo xam ne liñ leen di wax mun naa Facebook waaw definitely waaw jërë ngeen jëf waay jërëjëf waay kontaan na jërëjëf jëf waay jërë ngeen jëf xam naa ne am na ñoo leen di dajal di ngeen wax ne suñu xamoon teel a ñëw message that we are trying to sort out in the Gambia here because we want Africa to be like the Gambia itself because we have different kind of tribes in the Gambia, religions, but we are united as You see, you know? Hello to the son. Man betula tuda David Mendy. David Mandy. Yeah. For you to Banjul fee, No, ma jule Farafenni. you from far. Suma dëkk nga jógee, you know? Ban koñ ci Farafenni? Mauritanie laa jógee. So loo xam about Banjul since colonial time because Banjul mu ngi tuddoon Banjulo from Banjulo to Batos from Batos ñu def ko Banjul loolu dafa fekk ne tubaab yi ñoo fi nekkoon ruloon ñu for 400 years and now waaye léegi Gambian am nañ seen jaama ñu ngi celebrate suñ independent in every year right now ñu ngi am 59 years independent in the Gambia so lu ndaw lu nga xam about Banjul mun ngaa koo séedoo ak àdduna bi yëpp jaama bu fi nekk ak naka lañ dee welcome gan. Waaw comme li nga wax yëpp dégg naa ko and then lu am la tamit ama understand inde welcome gan loolu comme everywhere for them si Gambia bi rek comme jaama bi fa bëri to be honest cause soo xoolee man comme juddoo ma fii nii Farafenni laa juddoo bo I've been to many places Serekunda Brikama Sena fu nekk ama understand bo comme bu ma ñëwee fii like comme dañ ma yaatal and then like I feel the love here is different comme suma côté like comme lu ma jot a am mun ma ko am feneen comme waaw loolu moo waral te ma ñëw toog fi ma ne ok daa ma seetlu fii ak yow parce que jaama bu nekk fii and then like comme humanity bi mooy loolu comme soo ñëwee fii dañu lay yaatal daa nga mun a dégg ma understand ok si laa woon ok like comme foog naa ne fi mu nekk dry place bu nga xamante ne ok mun naa fi seetlu parce que dama ñëw rek like ma fit in ma understand waaw dëkk bi bëri na jaama ak yow comme Gambia si boppam sax parce que foo dem ne la Smiling Coast waaw comme noo ko nekk yoo moom mbiri government beeg yow comme right now moom dëgg neexul ci côté boobu noonu parce que ñëpp xam ne mënuñoo nee na comme lu ñoo dundee fii nii laay comme mooy loolu beneen affaire la daal parce que government bi war a xoolaat because da ngaa duggee soo boo duggee da ngaa cappan la comme price difference banque foofu noonu I understand as if like comme there's no price control si biir dëkk bi loolu fa mi da ngaa dugg bitig bi te mu jox la price nga dem beneen soo nga am tam price difference I understand loolu bëri na fii nii dundin bi jafe na trop parce que day was a time nga xamante ne ni comme doo Gambia comme amuñ de comme ñëpp dañu respect because dundin bi fii dafa yomboon I understand dafa wóoboon yomb ci lo understand ne capalaay even sénégalais sax dañ doon forot Sénégal moo ñu gën a développé loolu la ma ko wax cause lu am la I understand boo da ngaa capalaay comme ñoom dañoo jógee foofu noonu sax di forot yooni suuf di dugaat dëkkaat comme Farafenni yoo nga am luuma di jënd di aw yooni ginnaaw di dem because like dunda bi dafa easy woon at that time dafa wóoboon yomba loo bëgg a cop fii da nga koo cop ma sax even doo xaalis bëritoon sax waaye comme yaa ngay am dunda bu lifin rek mooy loolu waaw dunda bu yomba rek lépp la forot bi foofu mën a bëri loolu li ko war a comme like bagage yi price bi mu fa doon demee even doo salaire bi sax sakkanul sax waaye da ngaa mun a am loo cop sa famille cop maanaam sax boo léegi yëpp a seer maanaam sax yëpp a seer te fu ngaa liggéey yow sa bopp sa bro comme yal na sutura yaaga rek waaw soo amee benn job rek like comme du la dee doy da nga lay téye fi bugg a téye fi nii ko like it's crazy So comme ni value xaalis bi moo it's going down daal. it's going down yaa ngi cappa CFA bi ni mu eggee even exchange rate bi sax da ngaa cappa even suñu CFA bi sax benn xaalis sax comme lu ñu am time boobu like ñu ngi yokk léegi da ngaa cappa soo doon wéete like €100 something like 5,000 before 5 plus léegi dem na ba 6 to 7,000 comme ni inflation bi léegi moo jël doole domination of foreign currency bi daal. dafa bëri yéen sax seen bopp cappa ngeen loolu even CFA bi time boobu ñaata la mu ngi about 4 egg na 425 450 léegi dem na ba 5 da nga ko bëgg a change ñu ne 550 525 fu ñoo dem da war a tegaat dëkk bi waaw yow soo léegi loo amoon pour wax nguur bi daal pour ñu gën a mën a yombal affaire yi ban boor ban côté leen mën a daal def pour affaire yi gën a yomba waaw price bi tamit mu ngi increase every time price are increasing so lan nga mënoon wax nguur bi daal comme ñu jàppale ñu si loo xam ne daal dunda bi na gën a yomba.
waaw lu ma war a wax moo ne comme ñoom fu ñu toog na mun na am duñ ko yëg parce que ñoom like the money like they are receiving like to be honest mun na moo bëri te ñoom ok like comme ñoom difficulté bu nekk si biir dëkk bi duñ ko yëg I understand parce que ñun ñoo nekk fii nii ñoom lu ñoo am ñun ñoom lu ñoo ànd ñun ak suñu parents yi nekkuñ di ànd loolu I understand so ñoom suñu nekkee foofu ñoo am nañ xaalis bu ñu xool ne ok dëkk bi am nañ xaalis dunda bi jafe na salaire bi tam mooy loolu wax noppi parce que léegi nag day jàppale bi even teacher léegi sax si boppam teacher sax dafaa nekk di jàpp si beneen job am na teacher nga dañoo tiit tey dañoo génn ngoon bi rek wala ëllëg si weekend yaa ngi cappa gaa ñi ngeen maçon o ñi ngeen peinture di def seen skills ak yooyu noonu parce que amaana sax ñi ngay def lu leen war yëpp bon xaalis bi comme lu ñoo fay gars yi defuñu ko doyut leen even like to create more job opportunities pour youth si parce que yaa ngi cappa yoon bi nu moo demee like comme kenn bëggut a toog fii nii boo soo ba nga nekk mag yow jàng nga beneen level nga dem pour uti job sax la comme salaire bi nga dee bëgg a fay sax ak yow loo deserve is quite different mu ànd sax nga nekk xale bu ndaw doo toog nga ne ok like su ma fayee lii su ma mère mu si kër bi ñaata laa ko war a jox lu mu bon su la leetoo sax da nga ko war a jox sa daat the same thing sa rakay nekk sax siblings ak yooyu noonu yëpp comme da nga war a am wàlla si loolu yow comme yow tam nga xool yow loo use before end of month ak sa salaire ak like comme loo spend sa famille ak yooyu noonu su nekkee da ngaa jël ren looy cop understand léegi yow la nga war a save yow pour ëllëg yaa nga am sa famille looy am dara du fa des from hand to mouth amaana sax yow loolu liggéey yaa ngi ko dugal sa biir bi comme du toog like from hand to mouth la moo demee like loolu comme loolu la yusu day cappal ñi nga xam ne comme like dëkk bi mu nekk doyee like to be honest it's very frustrating I understand so moo tax ñu ngay try chance even though ñu ngay dem ñu ngay dee si yoon bi ñu ñëpp cappal nañu dee mu ngay am bon dañ dem to a certain level to a certain point bi nga xam ne comme you no more care about the death that is happening I understand kenn ragalaatu dee bi because dañ dem ñu ne ok like comme dañ ko dem jëli comme is either do or die la dee wala dunda waaye foog ñu am ko I understand comme nañu gars yi jàppale comme dëkk bi daal tu vois ne right now nu moo demee sax moom mooy loolu kenn mënut a understand naka la dafa dof de comme suñ ko waxut sax moom si boppam war na am ne ok like comme dëkk bi like comme ñu ngi dem si wrong path bi because Gambia time wa Gambia léegi is quite different dafa over still the peace is here the unity is here tedu man comme like am I question quite with all that things are getting tough and hard like in type of see business bi wa survival but see affaire jama bi ak unity bi mu ngi Banjul fii still tedu ba gannaaw suba Banjul moom place bu nga xam ne ok like comme soo fi dëkku sax day am ne ok Banjul la even suñ côté yi fi nekkoon suñ daat yeeg yooyu noonu yëpp comme fii mooy loolu best place la on la san Banjul dafa over neex yàlla am na lu ko da nga cappa yow even New Year's amee sax duñ dee ok ay Gambie fii la ñu ñëw daje ñëpp fii la ñu ñëw daje ñu def lu rëy on la san da nga dee cappa comme different culture nga dee cappa fii nii comme loo fi ba tey mu ngi fi de loo fi ba tey mu ngi fi over am fii comme Banjul la comme dégg nga mënu ma la comme lu ma expliqué comme man Banjul la Farafenni daal comme mu ma génne any other place biir Gambie fii parce que dégg dafa nee nag dafa comme doo ko xam like at least nga am fii comme benn wala ñaari fan sax comme nga xool ñu day wel comme dem naa pour setu place yu bëri comme ni ma la ko waxee comme fii laa ñëw rek ñu ëmba ma te fii ni comme mun naa la wax sa right na comme nekk ma suma family house dama bàyyi suma family house yu bëri ka am ak yu noonu yëpp ñëw setul fii because like comme lu ma am fii rek la jaama ma am fii rek ma understand waaw comme government lu ñu nekk di def daal comme moo métti like for over métti to be honest like only comme right now fii only the strong survive so strong doo ko mun a survive de bon peace bi yes still survival of the fittest moo fii dem comme like sa loxo su jotul sa poche yow doo mun a am loolu comme nañu gars yi jàppale youth système am nga comme price control bi tamit gars yi gën si taxaw dafa war na gars yi dox si bitig yëpp bitig bu nekk ak price am la bitig bu nekk ak price dafa mel ni comme moo la ku jël yére di dox ambila rek xam nga doo wax sa morom ok like lii laa war a jaay lii laa war a jaay every day da ngaa jënd lii tey 25 ëllëg nga ñu ne $35 like dafa métti bro to be honest na gars yi def lu leen war rek I understand because ñoom dañ leen fi teg xam nga moomuñ fii nii ñu moomu ko ñëpp fi bokka foofu te fu gars yi toog na tamit comme nekku ne seen daat moo fa toogoon ñu ñëw inherit ko bàyyi keneen moo fa toog xam ne citizen yi dëkk bi la mu jóg nga ñëw xam nga soo jóg sa doom di fi toog de papa keneen moo fi ñëwaat I understand so famille bu nekk dafaa ñem foofu noonu so at least sa fa toogee sax su dul dara sax nga yërëm use like comme ak daat yi ak maire la votal am nga askan bi waaw at least su nga cappalee daat yu bëri liggéeyatuñu am maire yi seen doom yi lañ yaakaar seen doom yi amul liggéey yëpp a ngi seer seen doom yaa ngi dem baag yi am na maire yi nga xam ne amul seen doom yi dem nañ baag yi jaay nañ di laal bu ñu am na sax dee nañ si yoon bi so loolu mu laa wax comme dëkk bi si xaar doon du loo am comme dëkk dafa dof man Bettu laa tudd David Mendy bon artist laa tudd moom de You're an artist? Yeah. I go by the name Delpa. Can you go with some freestyle? Yeah, of course I can. Yes. Yeah. You claim to be tough, living like a mad dog, choose to live on things that you don't own.
taking back home what your brothers and sisters own. I don't want to trouble and don't want to be trouble. I'm living Paragon, still the same pagan, because I don't go as they go. Mama said to me, you're my son of my womb, have more fun. And we know one, for every check bearer, there is a giver. If you're to receive with cool pamps from cool hands. I don't mind with Uncle Lou before they have asked they are leaking wound. Yo, him and a wicked, beyond the eyes, this life is so union. In my last dream, I saw people flying like eagles. These strange eagles were killing other people's people. I was about to scream, I had a voice calling on me, Delpa, meet your case. Jehovah save me from to go, you take me. You can run, but you can't run forever. The day will come that you will be down for burial. Yo, man, trust me, boy. You will star, man. Love that. Love So, that freestyle, man. Where is the unity in the society? Can the evil and the bad are the majority? We have to do good for the Nile cemetery, work out for your own property, bad one of them block them on opportunity, through vanity, always give charity to the community, respect the humanity, and try to keep the property, build more factories and companies for the youth them. And the youth them as administration, higher edit medication, please no confusion. So we develop the nation and then raise up the youth forward. Higher and higher. Yeah, man. Blessed, bro. Nice meeting you. Okay, Thank you nice very much. Nice Gambia. Yeah, subscribe and then Delpa. The artist name again? Delpa. Delpa. DLPA. Yeah, man. Delpa. Delpa is a real star. Yeah. Still in the street of Banjul, talking with people about Banjul, about the survivor. Yes. So can you tell us a little history about Banjul? waaw fii kay mun naa ko wax si olof kay. Wow. comme affaire yi comme Banjul fii ñun Banjul lañ dëkk fii lañ juddoo. ma saan maa ngi dëkk Primate ma saan waaye ñun fii Banjul li ñu xamoon fii bu njëkk dëgg la changes am na nag bu njëkk amoon na nag time tali yi baaxoon nañ trop waaye jamono jooju noonu ak léegi dafa changé change dafa am bi time bi Yaya Jammeh ñëw change système bi after Barrow tamit ñëw defaraat tali yi nga tali ni ñu mel so léegi nga gis ne si gannaaw pax mi ñu nekk fële ne le bu fekkoon ne demoon ngeen ba foofu noonu sax ma won leen foofu noonu tamit waaw ok waaw mu ñëw demaale ok so di nga gis ne fii moom fi jara la moom fii moom koñ bu yàgg la moom koñ boo xam ne ñun fii yëpp suñ foyukaay yëpp fii la woon waaw di nga gis ne comme place yi nga xamoon ne amoon cinéma bu njëkka ñu ko Rix muy tax mi nga gis nii fu waaji waaw non sorombe bi beneen bi waaw fu waay bi liggéey noonu so foofu moo woon Rix waaw so cinéma yooyu lañ fi amoon ak audio boobu nag moom moo nekk Lasowa fii nii waaw nga soo talee nii di nga laa on your right then foofu nga am Lasowa waaw Lasowa fii Allen Street la you know Johnson Allen Street la nekk nii fii ne wax dëgg dëkk bi daal waaw dëgg dëkk bi ko foyukaay yëpp xontin yee agogo yee pakin yee yëpp fii lañ ko lay defee waaw ñu yesee waaw gese yëpp fii lañ ko lay defee then di nga gis ne fii nga dem Makati Square waaw Makati Square moom moo nekk yoon bi dem State House naka nga mën a gisee dunda bi démba Banjul ak tey. waaw dunda bi bu njëkka ting si ci bon na yomboon na trop waaw yomboon na trop ci bon na bu baax après seerutoon ba pare su yow ñun time boobu nañu ñëw liggéey ñun ñu liggéey man time boobu maa ngi liggéey port 1992 around 92 waaw boobu mun naa ko boor yooyu noonu ok ba ñëw dëkk bi muy ci boon everything ci boon $5 dañ see mun a am añ am si sa ndox ba pare am si sa yeneen yi nga xam ne mun ngaa jëfandikoo sooy tuxaak yu demee noonu waaw so yow da nga ko dee mun a am ñu saan waaye dem na ba jamono nga things have to change so waaw change sa ngi am so ñu dem ba ñëw gars yi indi añ sax añ ay $10 then ñu dem ba $15 20 ba léegi dem na ba 80 something waaw $80 waaw xam nga kon fu mu nekk nii things sa ngi gën a seer waaw mu ngi gën a high so waaw since colonial time bi up to date today am na building yu xamante ne ñu ngi ko sampoon since colonial time up to date today ndax ñu ngi fi na nekkuñ fi waaw ba tey am na yoo xam ne ñu ngi fi nag am na yoo xam ne nekkaatu fi waaw comme li ma la doon laaj rek comme li ma la doon expliqué nii fii
cinéma yi ma la nii mu fi woon time yi colonial days yi parce que ba ñu suñ man fekkee naa ko fi seet naa fi cinéma jógee naa fi dem naa ñu Odeon Banjul cinéma yooyu yëpp benn doxatu si Odeon moom dañ ko tas fii tamit moom tamit tas nañ ko Banjul cinéma foofu tamit soole fa gars yi dem def so ñun Banjul amatuñ fu ñu demati pour toog ba mun a seetaan ay cinéma yooyu amuñ ko after nga gars yi Serekunda la gars yi change dafa ay samari cinéma soo di nga gis ne foofu noonu war a jógee Banjul fi dem seetaan cinéma foofu daf leen métti trop ok time comme xam nga rek ci développement ngay am so ñi am ay vidéo télé xam nga so ñu ko am seen néegi den after gars yi connect ay way yi fii xam nga day mun di seetaan sax moo tax léegi sax cinéma sax amatut all private fii waaw So can you tell us a little bit about Wafi Njaago? waaw Wafi Njaago mën nañu doxale waaw bala ñu gën a reset time Wafi Njaago moom foofu noonu suñ ñun bu ñu nekk xaleel fay njee dem uti jeen ak yooyu noonu nasaan time boobu bu fekkaa gi nekkee suñ ñee dem passé ana léegi raay bu fa nekkoon gaal ñu oy léegi raay boobu moo ñu dee yóbbu ay passé ak yooyu noonu nasaan comme holiday si lay ni su amee mbokk foofu après Wafi Njaago tam nekkoon na place boobu very important ko Fla Factory yi nekkoon man sax liggéeyoon naa foofu noonu place bi mooy NPA National Partnership liggéeyoon naa fa moom tam around 89 90 yooyu man si laa fa génn non ça so waaye foofu tamit foofu liggéey bu am solo tamit ko time boobu noonu dañu doon tànn si ak yooyu noonu pour liggéeykat yi après liggéey naa tam on tam Scan Gambia waaye boobu contract la ma gars yi jëloon on Scan Gambia boobu ñoo isi Tiger Slim si nii boobu ñoo isi ko jamono ju time boobu noonu waaw so bu fa mooy sa koñ waaw non fii suma gën a koñ la moom suma koñ moo nekk nii kon mën nañu gën a dem si kanam waaw fii tamit place la boo xamee woon fii pax moo fi nekkoon si time colonial days yi waaye pax mu réele woon nag waaye fa setoon nag kilin be mu nga sa dox ba sis dama saan waaye léegi after yaay jaay ma ñëw fii ñu jaay ci ñoon ko time moom defaroon ko waaye am na yaaxu yu si nekkoon so after bu baro ñëwee gis nañ daal comme léegi fii war nañ ko mën a change gars yi changé ko def ko change bu ees waaw so loolu fii fu ees la nii nag ma nii waaw bu njëkk mu doon fi doon daw waaye te fii tamit alawuñ tamit mu doon daw fii tamit jërëjëf oncle ñu ngi laa rafetlu trop fii suma koñ lan moo la suma koñ building yi gis nga building yi nii nga gis nii waaw kër akula nii waaye dafa yàgga kër bu yàgg la kër bu yàgga la waaw dafa yàgga soo xoolee yi bi lay wut nii yëpp dafa yàgg am na yoo xam ne nag wut la woo dañ ko tabaxoon afta waaye tam dafa yàggoon tamit comme laaj taax bi nekk di taxaw nii bii tamit itam taax bu yàgga la moom tamit yàgg na fi trop all building la waaw all building la waaye yaa ngi ko defaraat ak yooyu noonu waaw fii tamit fii sooya fii ñu wax sooya fi gars yi jaayee nii fii Caribbean lifin la woon nu mu taati restaurant restaurant moo fi nekkoon fii waaw macha allah oncle Modou Njie ñu ngi rafetlu sa waxtaan bi trop jërëjëf waay waaw xam naa moo time nañ gisee waay incha allah waaw jërëjëf waay jërëjëf waay moo xam naa ne TV bi moom gars yi nañ la commencé